waaye nag mag ñi dañ daan wax ni boo bëggee ànd te ànd ba dëgg da ngeen wut ku dañu réer te amub reer moom nag yàlla dimbale na ko dañ nag réer am na reer du wax lu mu gëmut lu mu wax rek mooy nekk ci moom seen ànd bi daal li ngeen ci bëgg yàllaa ko xam yàlla na ko def ci barke Cheikh Amadou Khadim suñu xol sedd na lool dañuy bañ a guddal ndax temps wi waaye daal ñu ngi sant bu baax di sant délégation bii nga àndal soxna yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay du nuyu Jibi Gueye Ndiaye du nuyu Serigne Bële maa ngi leen nuyu yéen ñëpp daal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكريم والصلاة والسلام على أشرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرج النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم أجمعين. Monsieur le Président, bienvenue. ñëw nga sa kër ma dalal avec beaucoup de plaisir kuñ ne yaa ngi am gan président Ousmane Sonko di nga ci sawar di nga ci bëgg tey di nga ko xaar maa ngi fii ak imam Mouhamad Rachid Ba nekk kilifa gu mag ci Matam am nañ fi ay mouvement yu fi nekk comme Avenir Sénégal 2024 représenté par le coordonnateur Mohamed Thiam mu nekk un mouvement important qui existe partout dans le Sénégal surtout côté Fouta c'est un mouvement important. Il y a aussi Serigne Modou Mamoun Mbacké moo ngi fi pour Darou Salam côté politique aussi Djibi Diop président Djibi Diop mi ngi fi c'est un chef de parti ci noonu na ñi la bokk nekk xale boo xam ne aussi maa ko yar ba tey mi ngi def daal li mu war a def ci réew mi am na aussi représentant quelques confrères yoo xam ne ils sont en route ñaan naa ñu fekk ñu avant ñu jeexal waaye daal ci turu ñëpp maa ngi lay dalal jàmm te di la tatagal te am mbégte te di la massawu ci coono yi ak sa bëgg Sénégal ak sa coono kenn mësul bëgg Sénégal nag te dajul li ngay daj kon merci et bienvenue salaamaaleykum. Seydina Mujammala Usmaan وهو يسجل التلاوة كتاب متلك زمان يومك سيدنا مجملا عثمان من قدر وهو يسجل التلاوة كتاب متلك زمان يومك سيدنا مجملا عثمان من قدر وهو يسجل التلاوة كتاب متلك زمان مجملا عثمان من قد قدروا وهو سجلتنا كتاب متلك زمان jërëjëf asalaamaaleykum ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp waroon jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu xarit sëñ Modou Bousso waaye dina ma may rek ma jiital ci jàngkat yi ci ndax tertu bu neex bi ñu teeru muy teeru bu spécial tooyal suñu xol bu baax man ak sama délégation bi yëpp yàlla na yàlla fay leen di nuyu sëñ Modou di ko jaajëfal di ko wax suñu mbégte ci teew tey fii ci këram ngir rek ñëw waxtaan feddale ko ci kóllëre muy tànku ngërëmit ñu àndoon ak délégation boo xam ne bokk na ci Moustapha Sarémé yor suñu école du parti formation bi may mën yeey ak Mbène Faye ñi yor ñi jiite jigéen ñu parti bi ak Jibi Gueye Ndiaye mi yor sama protocole doyen Alla Kane nga xam ne mooy suñu bàyyi suñu mag yàgg ci xeexu politique trop tamit ñu ne woon rek dinañ ñëw ci cadre doxu jàmm
doxu nemmeeku ak ndoxu gërëm yi nga xam ne ñu ngi koy dox dinañ ñëw ziar si leen. jërëjëf. mënoon na gën a teel waaye ci niñ koy doxalee amul benn ordre de préséance dañuy seet ak li gën a jàppandi ñu def ko. su ma nee mënoon na gën a teel nag mooy taxawaay bi ngeen taxaw ci fan yi ñu wees te wéyal di ko taxawal bu léegi nag ci mbir mi nga xam ne am na ci réew mi te concerné ñu dafa am valeur symbolique bu am solo ci ñun du ma ne plus que tous les autres mais en tout cas amul benn bu ko ci ëpp solo. alhamdulilah. li ko waral nag mooy bi coow amee da ngeen jóg spontanément xaaru leen donte ca gannaaw ga suñu xamee sorewul woon noonu waaye spontanément da ngeen jóg def le déplacement ñëw sama kër te damay faral di wax ni ci jamono yooyu ku ñëwoon sama kër rek dafa fekk am nga ay principe ak valeur yoo gëm ndax kër goo xam ne c'était mieux gardé que la maison du président de la République ñu teg ay camion ak ay char fu ne wax ma sax ku ñëwoon sama kër waaye ku duggoon ci koñ bi rek ndax léeg-léeg ñun Sénégal dañoo xaw a ragal alkaati yi donc ngeen bàyyi seen yitte yëpp déplacé wu ñëw apporter ñu seen soutien ak seen solidarité wax fa ay kàddu yu am solo pare biral ko it ci biti ba ñëpp dégg ko yemul ci loolu ngeen jëlaat seen responsabilité génn ci ay médias am taxawaay bu méngoog loolu sëñ bi dama bëgg ngeen xam ni on l'apprécie à sa juste valeur. parce que nit boo tollee ci épreuve rek ngay xam ñan ñooy sa nit wala ñan ñoo mën a nekk sa nit épreuve la woon mënoon ngeen ne nañu bàyyi ba lii yëpp jeex bu dee yàlla muccal na ko ci jàmm mu génn ci renforcer ñu dem xamante ak moom mais da ngeen bàyyi ci digg épreuve bi ngeen def ko loolu nag bettuñu parce que fa ngeen bokk li ngeen doon li ngeen gëm ak li ngeen dund moo ànd ak loolu c'est le contraire qui aurait pu être étonnant encore que suñu leen gisuloon ni du tax ñu am ci jugement bu défavorable parce que mënoo gis ñëpp bëri na ñoo xam ne gisuñu leen te ña nga toog fu ñu toog di ñu ñaanal loo xam ne peut-être ki ñu gis sax ñaanu ko bëri na ñoo xam ne gisuñu leen waaye ñu ngi toog fu ñu toog di wax ak nit ñi di ñu défendre ba seen xol jóg ci kon donte gisuñu leen woon sax du tax loolu dindeeku waaye nag bañ leen gisee dafa gën a renforcer loolu te mu yoon ci moment yoo xam ne soxla woon nañu loolu parce que nit noo dëgër da ngay soxla su xeex jotee nga compter tes forces compter tes amis tes soutiens et tes alliés ñu fas leen wax ni loolu jàpp nañ ko abadan mu war a doon nag laytaayu kóllëre gi nga xam ne bëgg nañ mu dox suñu diggante te doon loo xam ne day sax kóllëre googu nag li ko mën a dëgëral mooy du politique rek a koy lal moo tax c'est toujours un plaisir ñu ñëw ci bërëb bi mel nii mooy ay valeur moo koy njëkk a lal valeur nag soo koy seet fu ne ba romb nitu diine defe naa seetatoo valeur valeur yu dëgër moo ko war a lal yoo xam ne ci jikko la ak ci ay principe yu jëm yépp ci bëgg lu baax bañ lu bon bëgg lu jub bañ lu dëng bëgg dëgg bañ safaan wa parce que loolu dafa mel ni ci benn niveau ci Sénégal tumuraankel la fi waaw torop sax te suñu xeex yépp nag ñun ñii ñëpp mooy nu ñuy def ba delloo ko si parce que tant que delloo si wuñu ko gëw mu ni réew mi mun nañ koo tabax niñ ko bëggee réew moo xam ne boo xasee boo soxlawee ñëw taxaw ci kanam Sénégal yi lu nga wax ko buñ la xasee ba jox nga nekk ci nax ak muusante ak wax loo dul def dige loo mënut jël loo moomut seddoo ko yàgg say mbokk yooyu yëpp c'est des contre-valeurs yoo xam ne bokk na ci li xëcc réew mi ci suuf yeneen contre-valeurs yi mooy jiital sa intérêt bopp ak intérêt ñeneen lu dul sa intérêt waa réew
c'est ça. moo tax ñun toujours ñuy wax waxu patriotisme. mooy dañu war a fexe ba lu ñuy def rek nañu jiital d'abord intérêt réew mi. tey ci suba am na ñu ñëw doon def benn documentaire. ñëw kër ga ñu waxtaan tuuti. may leen soo gisee man dama jàpp dañu war a déplacer curseur bi. mooy wàññi di wax boo xam ne dañuy tuumal keneen. ndax loo wax ñu ne diw moo ñu teg réew sàngama ko teg. puissance sàngama ko teg ñoo ñuy imposer lii. loolu tant que ñi ngi ci duñu avancé dafa jot léegi ñu ne lan moo ci suñu responsabilité. c'est ça surtout. lan moo tax yow ñu ne la yaay président de la république signé jot mu leer na ni lii du sa intérêt réew nga signé ko te teguñu pistolet sa bopp naanaluñu la saafara nga dem signé loolu. kon nañu njëkk a régler suñu problème nañu njëkk a balayer devant notre porte. parce que Afrique nag am na ñeneen ñu koy def tey. am seen fulla am seen fayda di défendre seen intérêt réew. donc discours défensif bi. dañ ko war a bàyyi mooy diw moo ñu teg diw moo ñu teg dès lors que nee nañ pays bu indépendant nga te kenn mënatul jël ay canon ñëw ne la di nga signé mbaa bombardé la loo def ci sa bakkan nga ko teg kon loolu toujours ci contre valeurs yi la bokk te gëm naa ni ñi ñuy wootewu ñëpp ñi ñi suñu royukaay yëpp loolu la ñu xeex parce que Cheikhul Khadim defe naa xeex ngir dignité nit ku ñuul te loolu weesuwul patriotisme ak indépendance tekkiwul da ngaa xeeb keneen tekkiwul racisme waaye fexe ba kenn ku ne ni muy xoolee boppam mun laa xoolee noonu neewa mu xoolee lu ëppee lool de parce que ñëpp nit la ñu c'est ça waaye respect bi mu jox boppam mu jox la ko defe naa loolu ñëpp xam nañ ni moo nekkoon le fondement même de son combat. c'est exactement. kon ñun ñii wootewu ci nañu ni ñoom suñu royukaay lañ ñoom la ñuy topp te ñu nekk ci géewu politique bi dañoo war a dellu si valeurs yooyu mooy suñu dignité en tant que sénégalais neewuñu kenn mu raamal ñu waaye ñun mënatuñu raamal kenn loolu dafa war a dakk neewuñu kenn mu jox ñu li mu yor waaye mënatuñu dangu ñuy jël li ñu moom ñun di ko yóbbu sama bopp la gënal nag tekkiwul ni bañ naa la kon loolu bokk na ci valeurs yi may wax ak contre valeurs yi may wax ñu am ci mbégte nag war cee mën a waxtaan ak jëflante ñu mel ni yéen parce que damay wax toujours ni am na lenn loo xam ne moom la politicien yi réussir ci réew mi xaw ma nag ndax tradition bu ñu hérité la wala lu ñu fenkal seen bopp la keroog bu ñu jotee indépendance waaye bokk na ci li ñu réussir mooy fexe nañ ba gëmloo ni képp koo xam dañ lay xoolee bëtu nitu diine da nga war a dem toog fële ci jàkka ja yor sa kurus di werd waaye li xew ci réew mi ak ni ñu ko yoree ak ni muy doxee sa yoon waru cee nekk loolu gëm naa ni chef religieux yu mel ni yéen da ngeen ko démystifier da ngeen ko démystifier te it ku yaakaar ni mun nga tabax réew te ñi ëpp solo ci réew ma nit ñi wóolu leen yaakaar leen nga beddi leen teg fële da ngay nax sa bopp loolu mënul ne ba tax nag loolu ñuy tàmm di wax ñun nii suñu référentiel de base dafa am problème dafa jot ñu réfléchir ci suñu propre modèle modèle bi dañ ko hérité rek continuer ci mais mosuñoo taxaw seetlu ba xam ndax modèle bi méngoo na ak ñun dans le respect de toutes les couches de toutes les croyances de toutes les ethnies de toutes les régions de toutes les religions mais ñu seet ñun lu méngoog ñun ñu defaree ko noonu mooñee ko ba mu dëppoog li ñu bëgg ñun defe naa ni loolu dafa ànd ak ñu mën a nangu ni les hommes religieux du rek ñoo xam ne rôle sapeur-pompier lañ leen war a doy c'est ça c'est-à-dire ñun les acteurs politiques gannaaw bu ñu defee suñuy responsabilité ba mbir mi tàkk nag ñu doog a daw ne leen kaa leen fay waaye en amont lañ leen war a associer ci lépp exactement am na benn pàcc ci sama programme en tant que candidat 2019 nit ñi sax dañ koo essayé woon wëlbati am na ñu dem gis kilifa di ne leen waa ji yéen la bëgg a xeex mooy li ma ne il faut institutionnaliser les relations entre la religion et l'État surtout faut plus que ce soit tabou ni ñuy voté budget ne faju voté budget ne njàng voté budget ne lii pour tabax ay tali la lii pour léeg-léeg lii ñun ñi ñëpp soxla nañu loolu waaye nag noonu la ñu soxlee suñu ruux dund ay jullit lañu ay catholique lañu nitu croyance lañu
kon loolu it il faut ñun ñeme ko woteel budget comme soo demee yenn réew yi ni mu amee woteel ko budget ne lii dafa jëm ci lu war a suqali diine gi lu war a jàppale diine gi lii la ñuy jàppalee les lieux de culte lii la ñuy jàppalee les lieux de formation ci diine gi ainsi de suite ñu budgétiser ko am sax un ministère qui s'en occupe de manière transparente surtout. ak li ma ne woon au plan institutionnel Assemblée nationale doy na ci institution réew mel ni Sénégal yeneen yi ñu fi defar yépp amul benn njëriñ ci réew mi waaye mun nañu am beneen institution boo xam ne benn genre majlis lay doon boo xam ne kilifa diine yi ak kilifa aada yi dañ fay am seeni représentant mu doon une chambre consultative bu ko defee bu ñu nee am nañu pétrole ñu defar document yëpp teg seen loxo fii la ñu am pétrole bi quantité bi nangam la nii ak nii lan moo ciy seen xalaat bu ko defee au moins dañu recueillir seen avis en amont ci ni ñu war a defaree mbir yi même si c'est pas un avis qui lit mais au moins dinañu xam ni génnewuñu seen loxo ci doxalinu réew mi yooyu c'était incompris par certains pas incompris sax mais des gens sciemment ñoo ko wëlbati naan dafa bëgg a xeex lii dafa bëgg a def li waaye lan moo gën a rafet loolu soo bëggee dëgg-dëgg ñu cëral jëmmal diine ci réew te yeneen réew di ko def muy dox kon loolu ñu mel ni yéen am li ngeen xam li ngeen doon te assumer ko ba mu mat sëkk waaye it lu keneen jàng jàpp ni moom jox na ko avance ñu ñuy wooyee intellectuel wala leneen kenn gën leen ko jàng ba pare ngeen dajale ñaar yëpp gëm ni nag da ngeen war a bokk ci réew mi nu muy doxee ñooñu en tout cas ñun sawar nañ ci liggéey ak ñu mel noonu talal nañ leen suñu loxo ci tey ci ëllëg ak ci gannaaw ëllëg boole koog bu dee it sorante rawante nañ ci at gëw ma ni mu doon lu bëri jàpp naa ni xaw nañoo bokk génération te dafa am loo xam ne toujours day concerner génération ñu ànd ceeg mag ñi ñu baax ñi ñu ñuy jàppale ànd ceeg suñuy rakk waaye dafa am benn responsabilité boo xam ne chaque génération dafa ko war a identifier xam ne lii ñun ñoo ko war a assumer ku fi nekkoon nag depuis Senghor ba tey ji ñu jox la chance joxaat la chance fu ne nga jaar fa te résultat amul war ngaa mën a ne nag nañu effacé wu bàyyi ñeneen ñu essayé ndax peut-être dina soppiku kon sëñ bi bañ a guddal di wax ni ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci taxawaay bi di leen gërëm di leen sant ci kóolute bi di leen gërëm di leen sant ci soutien bi ci sama tur nag sama turu njaboot sama turu parti sama turu ñi may àndal ci politique yépp waaye mun naa ne sax am naa sañ-sañ wax ni ci turu sénégalais yépp nag parce que li fi xew ci fan yi ñépp xam nañ ni du mbiru Ousmane Sonko rek sénégalais yi jóg ku yaakaar ni waa Pastef kese la Pastef amul lu toll noonu ci militant waaye Sénégal dañoo jóg pour des principes et des valeurs tuuru sénégalais yi yëpp nag ñu ngi leen di wax jërëjëf di ñaan yàlla mu yokk leen ci bépp fànn ci lu baax gën a dëgëral taxawaay bi lii nga xam ne mooy suñu mbébét ñun ñëpp ci suñu réew te nag muy lu ñu war a def parce que fu ñu taxaw ne Sénégal mag ñi dañ fa ñaan nañ ko ba noppi kon su dee ñi ngi am yenn gàllankoor ba léegi ñun ñii di dund tey ñoo war a xool suñu bopp parce que yàlla du la jox lépp yàlla du la defal lépp yàlla du la defal lépp am na loo xam ne yàlla xam na ni mënal nga ko sa bopp mu xaar ba nga def ko boo demul nag ba sës ba def li nga mën yépp ba naan matala nasrullah yàlla day toog di la seetaan moom it donc dafa am loo xam ne ñi ko waroon def nañ ko te gëm nañ ni jeexital baa ngi fii ndax looloo tax Sénégal tàkkagul waaye pour ñu passer à l'autre étape mooy defar Sénégal ba tey tubaab mooy toog fële nu may def ba émigrer Sénégal et non le contraire loolu suñu responsabilité la ñun tey yomb na nag mooy delloo ci valeurs yi deseelu jikko yi jiital suñu intérêt national bañ ngerbeeg corruption bu bëri bi yërëm nit ñi population yi am na loo xam ne bu ñu ko tëralee ci diir bu gàtt mën nañu soppi réew loolu nag gëm naa ni dinañ ci ànd bu soobee yàlla te yàlla dinañu ci jàppale bu baax a baax kon ñu ngi leen di gërëm ñi fi teew ñëpp nag wax dëgg yàlla kontaan nañu ci dalal bi tooyal na suñu xel gis naa sax ñoom may mën a di fi tasu Moustapha Sarr di yëngal ay tànk kon yàlla na yàlla nangu daal yàlla na yàlla nangu jërëjëf merci
président kii nga seet si di sëñ kii nga seet si day jàmbaar da nga seet si koo xam ni léppam day Seexul Xadiim mu am taxawaay ci réew mi tam bàyyi ko xel sëñ Modou saa su génnee ci télévision bi bu waxee réew mi ci boppam maa ngi nuyu sama mbokk yi ma fi fekk Modou bu géwélu Sëriñ Tuuba waaye ci toog daa am taxawaay ci réew doon jàmbaar saa su génnee bu waxee ay waxam ñëpp koy dégg lii ñu ko dénk mu yor ko jikko moo ko may yàlla nag ba muy tagg yonent bi ci jikko la ko tagg kon moom mii bu ñëwee ñii jàng xasida yëkkati xasida ci kanamam yëkkati ko ci sa kanam te sa lépp di seexam mu sëñ Seex Xaadim mu am ca Ibra Fàtti nga xam ne altine bii ñu jëm ci la màggal nga fekk si koo xam ni sëtu Sëriñ Tuubaa la ah dama mën a wax ni nag yaay junni bi 5000 baa ngi toll président Ousmane réew mi bàyyi noonu la xel réew mi bëgg noonu la saa soo génnee foo wàcc mbooloo moo lay topp moo lay taxaw ci sa ginnaaw kon nag nii nga defal Sëriñ Modou na nga yëg ni réew mi yëpp bàyyi noonu la xel kon nag ñu ngi ñaan yàlla taxawu la as goro ngi nii ab taalibe ngi nii ku baax ngi nii ku yiw a ngi nii ndox nag buñ ci mënta naan mën nu cee sangu mën nu cee fóot nañ ko turi amatul njariñ daj nag ba dajatoo daj bay dajale nag ñàkkuloo ko daje taabee xat janax dañ ne ko nu kanam muus mel mënu jotu koo xàmmee ndax fii daje dafa xat taabee xat Iba ñii rek waaye c'est des personnes des parole très important. Bismillahi rahmani rahim. Président Ousmane Sonko ak délégation bi mu àndal ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen dalal jàmm tey kontaan trop ci ñëw bu mu fi ñëw waxoon naa ko si sama ubbite ne yow gan bu am solo nga li arab naan insaanun kabir moom insaanun kabir la di nit ku baax ma kontaan ci discours am parce que il a un discours reconnaissant modeste parce que lii sëñ Abdou Lahad Mbacké waxoon Senghor bi mu koy tàggu da ko ne bul la Sénégalais yi waree sant benn yow war nga leen sant fukk waaye président Ousmane Sonko bu la Sénégalais yi waree sant benn war nga leen sant fukk parce que ay coow jaaroon na fi yoo xam ne ci ay noon la jóge woon bu dul woon Sénégalais yi dara du ko jar noonu bu saay-saay te bari doole yàlla nu ci yàlla musal waaye alhamdulilah man de waxoon naa la sa biir saal ne la danañ gis a waat dem ak yow te dara du xew loolu de waxoon naa la ko alhamdulilah tey loolu moo am li ma ci kontaan loolu nag du loolu wante ngay sama nit parce que doon gonoon sama nit nga xam ko nga ñàkk sa xam moo ma indi sa kër ma ànd ak yow feeñ ànd ak yow jël position bu gàcc amoon ci sama kaw lay dal ba noppi waaye nag dañu am deux décisions extrêmement importantes dañu am deux décisions de la justice benn bi décision de la justice bi ci des ma mën ko tuddee décision morale bu am solo boo xam ne moo ma sagal ba ci njëkk c'est la décision du peuple sénégalais bi nga xam ne ci turam la ñuy rendre justice yow peuple bi moo la blanchir ci lépp dégg naa ñu ne ñi doon génn ay terroristes la mais kon sénégalais yëpp ay terroristes la 13 raisons sur 14 génn nañ lànk lool kon je pense que justice amatul regard ci loolu waaye nag loolu justice la mu des moral te kenn moomul xelu kenn waaye nag ku ne gëm na ne sëñ Muntaxa du wax ci lu dul yàlla billaahi liñ doon wax
su doon dëgg sëñ Mountakha du ci dugg du ne nañ la bàyyi de te moo ne nañ ko teg ci suuf te bu doon dëgg su ne dañ ko bu doon nañ ko teg ci suuf tooñ te ku nekk sëñ Touba ci kaw suuf du tooñ kon je pense que ce dossier est clos il est derrière nous. J'invite mes amis journalistes chercheurs toujours de l'information matin midi soir waay loolu weesu nañu ko c'est fini bii peuple bi ñoo rendre décision bii sëriñ bi moo rendre décision bii moo nekkoon justice parce que justice ñu koy rendre au nom du peuple sénégalais bii mooy moral sëriñ bi fi nekk sëñ Touba nee na nañ ko tekki suuf waay loolu jeex na waay ku ciy waxaat nag wala nga ciy seetaat sëñ bi nga amal affaire te doo ci am ndam den ku ciy waxaat nag man de waxatuma ci ba sëñ bi nañ ko tekki suuf booba laa ko tekki suuf te xam ne kon sama waa ji tooñut alhamdulillah bi ci toppaat na nga gërëmaat Sénégalais yi te nga yëg leen comme nii te nga moytu ay faucon Abdoulaye Wade ay faucon ko sànq Macky Sall ay faucon ko sànq yàlla bu lay faucon sànq faucon yi mooy ñu naan non kii day lambar-lambari loolu waxu faucon la kii dafa am remerciement Sénégalais yëpp kenn ku ne ku mu ci mën a dem këram rek mu dem fa te nag jàkkaarloog noon bu doy waar boo xam ne it bàyyiwul de mais dafa néew doole agresseur nag boo ko jekkoo il ne faut pas arrêter monsieur le président allez voir tout le monde il faut en débrasser mooy sama discours de dafa amoon benn paa ndeysaan bu jóge ci jàkk ji agresseur bi kar ko génne paaka paa bi liwaayu ko liwaay bu ne agresseur bi ne ko non papa yow koy tey mooy si dernier jour comme paa bi ancien mbër la woon paa bi yàlla def mu fàttaliku loolu séq ak moom ñu bokk daanu paaka bi wadd mu for ko agresseur bi ne ko ay waay góor gi teeg maa dimbali mu ne ko yow kay damaa defoon ne doom yaa ma kii waaye comme maa la kii wuu c'est fini waaye dañu def woon ni kii diw moonu kii waaye comme peuple bi ko kii non c'est fini non ça doit être man de loolu mooy sama position na jeex j'aime bien nag la personnalité du président Sonko ak maturité am le fait que mu ne nañ teg ci suuf parce que am na noo xam ne bu ñu demee ci beneen situation lay doon loolu wane ne du nit ku yàkkamti wane ne aussi ku bëgg Sénégal la wane ne it ne aussi intérêt moom tax koo jóg wane ne aussi ne quel que soit nu mu mën a xeexee noonu bi mi ngi ciy demee mesure ak patriotisme c'est extrêmement important mais continuer nga seet nit ñi ku mu nekk fu mu mën a nekk demal fekk ko fa te nag bu ma accepté lu mukk ab protocole fu Sénégal di mu rek protocole ko fa tey def protocole 2 bëgguma ay nañ nangu su demee parce que après ñu ne ko duñ la topp mu nangoo dem déedéet bu ko nangu protocole waru fi am doy na sëkk protocole dil la daa war a dem kuy sa durée jeex doo dem mais loo fiy defati ban neexal parce que duñ la topp ma ne hey da ngay dem bàyyi force da ngay dem te day dem de voilà le bon discours donc kon loolu laa bëggoon wax ma jeexalaat daal ci gërëm la continuer di la jàppale même boo ñëwul woon fii damay continuer di la jàppale parce que gëm naa ne jàppale la jàppale dëgg la waaye na nga xeexaat aussi encore une fois et une fois encore pour que les élections se tiennent à l'heure. Il y a un grand piège gis nga bu ñu fi waxee élection février 2022 locale législative du nekk jamais juin 2022 te bu législative nekkul juin 2022 présidentielle du nekk 2024 moo tax peuple bi seeti leen de te ñaari baat ñett nañ daje place de l'Obélisque loolu lay bañ ab tapet place de l'Obélisque lay bañ man de suis disponible donc loolu laa bëgg a wax ma gërëm la gërëm soxna yi nga àndal gërëm ñi ci des ñëpp wa axiru daawana alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf Mbacke Bal yàgg fi loolu te wér jërëjëf Dieng Sala yàgg rek président am na sama kilifa gu lay nuyu di la siyaare sëñ Ousseynou Kane borom xalima gi
waaw mbokk yi yéen a ko gisandoo gannaaw bi nga xam ne defee nañ seen ñaari discours moom président Ousmane Sonko ak Serigne Modou Bousso Dieng joxante nañ loxo yéen a ngi dégg Serigne bi joxe ndigal na def ñaan ñi nga xam ne ñooy yor xaside yi ñu àndaat ak ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko ba ci otoom kon ñu bokk tàllal ñaan nangu ñaan itam fexe jëm a delluwaat feneen. yàlla baax na merci photo oui bon ñu bëgg ànd ak président bi ñëpp dañuy ñëw ci ginnaaw taxaw ñu jël benn bu jeex waaw parce que loolu rek moom mën nekk parce que temps bi la ñuy bañ a téye ñu bëgg a photo ñu dem ci ginnaaw président président Ousmane